corona wu ma de ñuy wax damay saqat dama corona. Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen bëggee bu wér a wér nag. Asalaamualeykum moom day maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci sama kàddu yi ay nuyoo yoo xam ne maa ngi ko jëme ci sunu sang bu tedd di a Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di nuyu Serigne Cheikh moom Serigne Saliou njabootu Serigne Saliou yépp di leen ziyaar di leen balu àq nag te di leen bal àq di am ngat moo xam ne rek mënta ñàkk ndax pénc mi dañu ko bokk waxtaan yoo xam ne nag li ñuy bëgg rek mooy mu am njariñ. am na lu ñu junj ci suba mu jëm ci kilifa goo xam ne ci wàllu politique mbooloo mu bari aju na ci moom ni mu amee nag ci parti politique yépp lañu am ay wëllëre am ci ay xarit am ci ay soppe loolu nag mooy li ñu jàpp su ko defee nag day am loo xam ne dañ koy seetlu ci pénc mi mu dem ba mel ni lu bëgg a ub sunu bopp te ñu war ci am taxawaay te mu jafe ndax dafa am ñoo xam ne dañuy wax ni Ousmane Sonko ci moom lañu gis seen bopp ci wàllu politique mooy seen leader. seen activité politique yépp mooy def ay live saaga sunu kilifa yi nu am rawatina nag ci wàllu pas-pas muy loo xam ne bi ñu ko tàmbalee seetlu ak léegi yàgg na lool am na ay at yu bari ñu ngi nekk ci Facebook bi di am taxawaay boo xam ne gisuma lan lay apporter ci pénc mi ndax ay saaga la rekk ci gàttal ak wax ju ñaaw ak lijjanti ak lëj mbët loo xam ni lépp lañ ca jublu mooy yàq pas-pas yi ak naqaral taalibe yi nga xam ne dañoo bootu ci ay tariqa nu di leen seetlu nag ba Ousmane Sonko nekk phénomène boo xam ne ci fan yu néew rekk mbooloo mu bari ittewoo na ko ànd ak moom ñu am ci ay nit yu jege lool ba mu ëpp yoo xam ne sunu boo daggee sunu yaram ñoom ñu nàcc buñ leen daggee ñoom ñu nàcc ñu xam ne loolu seen choix politique la am nañu sañ-sañu ànd ci waxuñu kenn ne ko Ousmane Sonko mooy diine yi wala moo koy cautionné waxuñu ko kenn dañu ne mbooleem ñi nga xam ne dañuy saaga ak di wax yu ñaaw jëme ko ci këru diine yi ñépp nag ñaari côté lañu benn bi mooy ñi nga xam ne il ne se réclame d'aucune école musulmane ñooñu dañoo réew rekk ñii xam naa yàmbaa ji moo yëg ci seen bopp ñii dorog bi ak ñii yenn yu bon yi su ko defee ñoom seen live am ndey indil ndey jàppal baay jàppal nijaay dong mooy seen wax ak wax yu bon ak yoo xam ne dañ koy jëme ci loo xam ne buñ ko xooloon ci seeni wayjur rekk duñ ko def ñi ci des
ay wahhabite lañu ak ay salafiste yoo xam ne maa ngi leen njëkk a remarqué ci bi ma defee live boo xam ne dama ko def sur l'histoire du wahhabisme de la naissance de l'Arabie saoudite ma xool saa bu nit defee commentaire saaga ma wala mu wax ju ñaaw jëme ko ci kilifa ma dem xool profil bi su ma ko xoolee dinaa gis soit photo couverture bi Ousmane Sonko lay biir dina def photo Ousmane Sonko ne mooy leader politique am ba commentaire yi yépp jeex may gis xeeti nit yooyu ci ay débat ak i groupe Facebook ak i groupe WhatsApp yoo xam ne seen taxawaay moom maara deytaali waaye ba noppi nag ils se réclament tous autant qu'ils sont de Pastef loolu nag nekk lu doy waar bi ma ko seetloo te man ma am fa ay nit am fay wëllëre ak i xarit mën nañ leen a liman vous pouvez vous permettre de citer ces gens dans le live parce que man duma tudd seeni tur jomb naa ko ñooñu nga xam ne man am naa leen ñu jege Ousmane Sonko ma duma ci tudd turu kenn nit ndax ñépp kilifa lañu ku ma ci jokkool ma ni ko waxal Ousmane ni ko moom day li nuy rus ci moom dafa bari ndax xam nañu ne mbooloo ku ko boot rek danga am koo xam ne moom dana la indil ci jalu gàcce ba sa wàll kon wax dëgg yàlla li nu sopp mooy mu def benn sortie médiatique boo xam ne même bu ko jagleelul loolu mu am loo xam ne da ko ci ber mooy wax ni man parti politique laa créé boo xam ne je défends des valeurs je veux un Sénégal meilleur lii ak lii ak lii moo tax ma jóg ne damay politique damay xeex ngir àq ak yelleefi doomi réew mi ak lu jëmale réew mi kanam su ko defee nag képp koo xam ne ànduloog man ci valeur yii wala yow saaga mooy sa argument wala wax ju bon rawatina nga jëme ko ci kilifa diine yi ak seen pas-pas maa ngi lay xamal ni la ànduma ak yow même soo jàppee ne man yow laa àndal mu leer ba pare membre Pastef yi nga xam ne ils sont tout le temps dans les réseaux sociaux di combattre ñooñu nag ci ay commentaires ak seen virulence bi ak seen perspicacité bi nga xam ne wan nañu ma ko tey jii ñooñu je suis sûr et certain que bu ñu leen ko wanoon boobaak léegi ils se sont vraiment calmés kon ba léegi kenn waxatu leen signaler seeni compte ñu bloqué leen wax ak ñoom waxin woo xam ne dinañu wane ni ñii kat dañoo bëgg jóg ngir yàqal Pastef waaye bokkuñ ci ñun te ça c'est les ennemis qu'il faut combattre parce que defe naa képp ku comprendre ni ñuy yàqee système da ngay xam ne ennemi bi ci biir ak bi ci biti bu ñu àndandoo dal sa kaw rek yàqal la loolu de lañu ko ñaanoon ngir yàlla ak wëllëre bi nga xam ne moom lañu am ak ñu bari ñu jaxasoog moom ñaan ko itam ngir diggante séeréer ak joolaa man Ousmane Sonko bari na loolu ma koy tooñ xanaa tey kay vous êtes choqué parce que nag il fallait ma ut moyen pour génnee lii nga xam ne vraiment dem nañu ba àgg ci niveau boo xam ne mënatuñu ko attan loolu rekk lañuy ñaan mu def ko yónni nañu fa nag ay kilifa waxuñu dañoo yox kilifa jógal dem fa waaye kilifa yoo xam ne moom day jug di dem ci ñoom ñu ñaan ko wala kilifa yu jug di dem ci moom ñu ñaan ko mu def ci jéego yoo xam ne àddina sépp dina maase xam ni il y a une stratégie politique à adopter pour combattre ces gens-là de l'intérieur et de l'extérieur loolu mooy li ma motiver leneen motiver wu ma man sañuma bañ Ousmane Sonko ndax joolaa la may séeréer sañuma koo saaga sañuma koo wax ju ñaaw ndax loolu dama ko fee fekk gëm ko te xam naa ni lu wér la ma di ko seet di ko rus ngir loolu rekk doyoon na li ci des mooy dafa am ñoo xam ne ni ñu mel ci man moo tax mënumaa ñàkk wormaal seen kilifa ci pas-pas boobu mooy ci wàllu politique il est jeune il incarne
un espoir politique pour ñu bari. waaye tey dama santaat sunu borom bu baax parce que nag am na loo xam ne bëgguma toujours di ko wax ngir jëmale ko ci sama bopp wala sama diggante ak nit ñi. yàlla rekk laay jël seere. bari na lu ma nit di wax dama laa sopp mu mel ni yëgaluma ko sama yaram ndax damay séentu loo xam ne mën naa doon safaan ci kooku te ñoom ñaari ñépp buñ ñëwee ma war leen a yemale. ndax sama sang bu baax ba day démb waxtu wi fekk na ma ci moom te daf ma dénk yaari baat. daf ma ne saa boo déggee wax joo xam ne dafa jóge ci nit ñi jëm ci yow dëppook lu rafet na nga sant yàlla te xam ne yàllaa ko def. soo déggee wax ju ñaaw ju jóge ci nit ñi jëm ci yow na nga jéggalu yàlla na nga ko tuubal. kon lépp lu ma waay wax ci commentaire yi wala ci Facebook wala moo xam fu mu ko waxee mu ñaaw lool wara mu war maa mën a naqari maa ngi tuubal yàlla man mi def bàkkaar wala ñaawteef ba mu yëgalee ma ko noonu wala mu xamalee ma ko noonu. je n'ai rien contre vous. ñi nga xam ne ils ont passé toute la journée wax dëgg yàlla di defulewu ci man yéene naa leen ko. man bégee naa leen parce que damay gis koo xam ne ci profilam yónnee na ma message ne ma dama laa bëgg ngir sëñ Touba, dama laa jàpp ngir sëñ Touba, yow jàmbaar nga, yow nitu dëgg nga. tey kooku yónnee na ma message wax ma loo xam ne weñ wu ci dal dee te c'est la même personne. te xam naa ni incompréhension rekk la. sénégalais nag bu ngeen juboo fukki yoon fukk ak benneel ba bu ngeen xuloo rek wala ngeen wuute rek gis-gis dangaa baaxoon démb waaye tey moom. kon man lii mooy sama motivation ci publication yi ma def. Ousmane Sonko, c'est un leader politique. Aucun leader politique dans ce pays n'est exempt de critique. Il faudrait que les gens comprennent une chose. Fii képp ku fi politique dañu la war a critiquer, dañu la war a wax loo xam ne dina la naqari nga muñ ko wala ñu wax ko sa mbooloo wala ñu wax ko ñi nga àndal wala say idée. man Aly Ngouille Ndiaye lu ne wax naa ko fi. Ali Potolamp samay poste tout le temps nit ñi dañ koy gis. te ba ma bëggee mu recevoir mais il m'a reçu chez lui dans son salon privé. ñu toog waxtaan mu jiite ma tànkusaan ñaanalante ma jug ak dem ñibbi. man politikuma ànduma kenn moomuma. Idrissa Seck jàppale naa ko ci campagne électorale bii weesu. li tax ma def ko mooy dama gis foo xam ne dañu faa daje ci pas-pas ñu bëggoon ko néewal doole ndax loolu ma jàppale ko. waaye man musumaa gis Idrissa Seck ak sama ñaari bët. amul benn leader politique boo xam ne dinaa toog ci sa buntu man di la xaar duma rang kenn, bëgguma lu neex kenn, topp ma kenn. man mennum Cheikh Mouhamadoul Bachir képp mooy sama leader tey ak ëllëg. waaye nag effectivement je fais de la politique parce que lépp loo xam ne intéressé na sama dundu réew, intéressé na askan wi, loolu dama ciy wax, dama ciy jëf. mais je vous mets au défi de me sortir foo xam ne am naa fa carte membre parti politique wala am naa fa adhésion. man awma sax carte membre daayira, bokkuma fenn fudul ci Cheikh Mouhamadoul Bachir. waaye nag réew mii ñu ne képp koo xam ne jàpp nga ne danga fee ne di politique wala ngay kilifa goo xam ne li ngay def dafa intéressé askan wi te kenn du la wax dara, booye boo nga waaj ba jekk te xam ne faww di nga dégg dara. ñi ci des nga xam ne nag dañuy boo tuddee seen leader ñu mel ni ay gaynde ci sa kaw te ils n'ont apporté aucun argument politique. man tey déglu j'ai passé toute la journée à lire vos commentaires. kenn indiwul argument. tu m'as déçu. yow danga maa bett. yow politicien nga. yow grand ndeke nangam nga. yow wóoroo. yow doo murit. yow doo nit. ak wax ju ñaaw kepp. wax dëgg yàlla loolu du argument politique.
ma personne n'a aucun intérêt. ñi lay jéem a baab sax naan la waaw sa image bi nga am ak c'est que yow daa am foo ne ci xolu nit ñi ak yooyu. xolu nit ñi la sëñ Tuubaa waxoon rek ngërëmul nit ñi jarta wut ndax du jariñ dara te kenn mënu koo am te boo ko amoon nit ju la jariñ dara li ma ta wut mooy ngërëmul yàlla. man lépp loo xam ne maa ngi ciy dugg wala ma ciy yëngu wala ma ci am ay taxawaay yoo xam ne war naa ko cee taxawu jëmmi sëñ Tuubaa dong mooy tax waaye du doon leneen. Je m'en fous carrément de ce que les gens pensent ci wàllu ay crédibilité ak notoriété ak yow daa am foo ne ak yooyu ak yow non déedéet man boobaak léegi li ñenn ñi di wax naan waaw il a pris la grosse tête ay kii boo ko jayee mu jayaxu yooyu déedéet man maa ngi fii toog fa ma ne woon kenn jëlewuma fa. tey laa gën a jàpp sama bopp sëgëru nit. tey laa gën a jàpp ne man ëpp taalube dong laa boo xam ne lu dul ngërëm du ma jariñ. tey laa gën a gëm sëñ Tuubaa tey laa gën a jàpp ne sama njariñul àddina ak alaaxira ci loxo Cheikh Mamadou Bachir la ne ndax ngërëm li may wut ci yàlla ci moom laa koy wut. leneen intéressé wu ma leneen ñoruma keneen intéressé wu ma keneen ñoruma waaye réew mii nu bokk fee ne incha allahu rabbi képp koo xam ne mbooloo bootu na ci yow ànd ak yow am ci ñoo xam ne ñépp li leen soxal mooy xeex kilifa diine yi ak xeex diine kooku faw dañuy daje kooku faw dañuy wax ak yow te dinañu la critiquer dinañu la teg baat dinañu wax ak yow kenn mënul am jooju maqaama. te it nag wax dëgg yàlla je vous donne un conseil yéen ñii nga xam ne ay jeunes ngeen xawma lu Ousmane Sonko di incarner ci yéen mais vous devez lui rendre de très mauvais services en vous comportant ainsi dans les réseaux sociaux. Vous êtes trop virulent, trop violent verbalement. Vous n'inspirez pas aux gens confiance. kon am na loo xam ne seen liggéey la war a doon da ngeen a war a góorgóorlu yéen ba bu fekkee bëgg ngeen ay bàjjen yu am doole ay kilifa boot leen ngeen góorgóorlu nag te yaru te ami teggin nag te rafetal ko loolu am na solo lool ndax nun lekkuñu ceebu Sonko joxuñu ñankatang ak tiir lekkuñu bëgg a jëm sunu yoon nekkut ci moom àndunoog dara loo xam ne jàpp nañ ne fii moom moo ñu fi jàpp wala fii la ñu féete waxuma nag en termes d'idéologie waxuma en termes de politique internationale de diplomatie waxuma en termes d'économie qu'est-ce qu'il nous propose àgguma fa foofu ak moom ndax je ne suis pas dans ce terrain-là bien que je réfléchis à tout ça j'écoute ses discours waaye duma ci dugg ci ay commentaires ak i débat am na nag ñoo xam ne ay nitam lañu ñu baax ñu yaru ñu ami teggin ñooñuy tax a am kersa ci àgg ak yenn nit ñi fenn fi tey rek am na ci koo xam ne dafa def live di wax ndax position bi ma jël te ma ko envoyé message ne ko yow sama nijaay nga ndax sama yaay seen la sant kon li ngay wax dinaa la delloo teggin wax ak yow ci ay kàddu yu rafet ngir nga xam ne rek man awma yéene ju ñaaw ëmbuma pas-pas bu bon parce que dëkk bi nag il faut ngeen xam ne li ñu luyee dafa bari il faut ñu xam ne dañoo war a seet kenn ku ne looy jàppee sa morom man Ousmane Sonko bu ma amul dara lu may respecté ci moom it ma xam ne joolaa la may séeréer su may wax ak moom yoonu kenn nekku ci waaye nag du tax ma jàll ko baat du tax ma wax ko lu bon du tax ma def dara loo xam ne day nuire entreprise am ndax sañu ma loolu lii rek la ñu bëgg lii rek la ñuy waxtaane di ci joxe sunu xalaat ñun ak loo xam ne itam sañ nañu ko bu wér ndax ci lañu mës a ne loolu nag duñ ci jóg mukk kenn mënuñ cee xoqatal waaye daal góorgóorlu leen vous n'êtes pas mes ennemis et je ne suis pas votre cible seeni ennemi mooy ñi nekk ci seen biir te bu ñu waxee mu ñaaw buñ jëfee mu ñaaw ñooñu duñ leen andil kenn ku leen di taxa dolliku
wala kuy tax kenn gëm ne yéen réew mi buñ leen ko joxee dina wéy ci stabilité ak ci jàmm te foofu sax àggaguñu fa. waaye daal yaru, yar seen mbooloo, yar seeni ak seeni tontu, yar seeni jëf te xam ni réew mii kenn mënu koo jéem a diriger en contournant les tariqa. képp ku bëgg a dégg këri diine yi ngir jiite réew mi di nga xam ne boo déggee këri diine yi jànj bi te ab jànj la ñuy dégg te du tee ji tool bi mooy këru diine yi. noonu de sëñ Touba rek la ñu am, yoonu murit rek la ñu am te fu mu soxlaa ñu war a taxaw jug défendre ko dinañu ko def. gis naa nag ci sama mbokki taalibe yi ñoo xam ne bis bu nit waxatee ci yoonu murit lu mu warta wax te réagiruñu dinañu ma bett lool, ndax maa ngi noom noo bokk benn sëñ Touba. ñu def ay photo profilu ku tedd ki te tey jii li ñu ma yekk lépp weñ bu ci dal dee te man awma benn solo naqariw ma, waaye seen leader politique bi tax ngeen def ko am na keneen koo xam ne yaakaar naa ni war na leen a jaral lupp loolu. na ngeen ci xalaat. fii bu fi kenn wax loo xam ne waru koo wax te jógu leen mel ni ay gaynde ci kawam. loolu daal man mooy sama position, mooy sama gis-gis. man ànduma ak kenn, contre ma kenn. xawma kër Idrissa Seck fu mu ne, xawma kër Sonko fan la ne, ñoom ñëpp xawma leen. waa APR yi nga xam ne sax ñoom laay yekk lu musiba, ñoom laa gën a xam seen kër. je peux aller chez Aly Ngouille Ndiaye sans demander son adresse. ak d'autres leaders politiques yoo xam ne ñu ngi APR te man saa bu ma xëyee yanu brique dóor APR te wax dëgg yàlla maa ngi séq ak ñoom ay rapport yu rafet. accepter l'adversité dans la décence. soyez des gentlemen. waxtaan leen ak nit ñi waxtaan wu rafet, waaye argument, violence, saaga, wax ju ñaaw loolu doxalul am réew nag, loolu politikul. yéen da ngeen vous êtes pas des en fait vous n'attirez pas, vous êtes des épouvantails. toolu Ousmane Sonko bi yéen da ngeen fa taxawee noo xam ne picc mu ñëw ngeen dàq ko te loolu la ñuy ñun li ñu ci intéressé mooy li nga xam ne mooy li ñu am nun muy sëriñ bi. loolu rek ku ko wagar ku ko teg fi nga ko war a teg, ku ko joxub cër rek loolu ñu ànd ak yow. loolu daal mooy sunu taxawaay, waaye li ci des ñun toppatoowuñ ko. ku xees, ku ñuul, ku jàdd koñ, ku gens, ku tux yàmbaa, loolu yëpp ça à chacun ses casseroles. loolu toppatoowuñ ko waaw. waaye daal nan nu dimbali nun bu fekkee daal ay bokki taalibe ngi ci biir te mouvement bi jaral na leen, nan wagar sëriñ bi nag te xam ne ñi ci seen biir di saaga sëriñ bi ñoo ëpp fuuf. ñu góorgóorlu ci loolu sañ nañ koo waxante diggante mbokki taalibe. yéen ñi ci biir ñi may wax xam ngeen leen bu baax. je ne vais pas me rabaisser au niveau de citer leur nom, mais vous les connaissez. ils font des lives tous les jours te lu bon lu ne ñu ngi koy wax yoonu murit ak sëriñ bi. waaye tey jii moom gis naa gaynde yoo xam ne seen taxawaay bett na ma. gis naa gaynde yoo xam ne deke mën nañu wax ju ñaaw, mën nañoo tontu, mën nañoo saaga, waaye jégal naa leen lépp ci barkeb Serigne Saliou. maa ngi ñaan Serigne Saliou njabootam gu tedd gi yàgg fi te tawfeex am ci réew mi barkeb Serigne Saliou Mbacké. jërëjëf, je vous remercie tous.